asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu leen ziar kenn ku nekk si turam ak santam di ñëwaat di def si ay jàngat maanaam ci li nga xam ne si ni mooy actualité wu Sénégal ci coow Miss yi nga xam ne si ni moo nekk jamono ji actualité waaw di ci indi suñuy xalaat rek di ñëw di wax ak xale yu jigéen yi ñi nga xamante si ni dañ ciy bëgg dugg te duggaguñ ci buñ fa jógee tamit danañ waxtaan tamit ak waajur yi. wax tamit aussi ci maanaam ñi nga xam ne si ñooy businessman yi ñi nga xam ne ñoo koy organiser mooy organisateurs yi avant tout dañuy poser question laajte Miss Sénégal mooy lan Miss Sénégal lan la apporter Sénégal ak Miss Sénégal fan la jëlee Sénégal ak Miss Sénégal fu mu yóbbu Sénégal ak coono biñ ciy dajek liñ ciy dépenser si xaalis yëpp bu ñu xoolee diggante yaa 20 ans ci ginnaaw wala diggante 2005 ak léegi. ñi nga xamante si tey jii nii ñoo fi jaar yëpp leen di woy ay Miss en général dañuy gis fi ñuy mujjee du ñëpp nag du ñëpp mais li ci ëpp fi ñuy mujjee fan la alcool sexe drogue dugg ci milieu jet set bi foofu la ñuy mujjee en général toujours wala jóge fa dem nekk ci ay di def ay série ay téléfilm parce que dañuy ñëw fekk xale bu ndaw souvent toujours ils sont très intelligents mooy ñi nga xam ne si ñooy organisateurs yi. maanaam ni ñuy utiliser xale yi ñu leen di naxee ak li ñuy naxee waajur yi boo xoolee souvent te en général ñi ñuy recruter jël leen def leen ay Miss boo xoolee c'est très rare nga gis ko xam ne Dakar lay jugee dañuy dem ci àll ba la ñuy dem ay côté Kolda dugg foofu noonu ñoo fekk ci famille yoo xam dañu néew doole bu ñëwee imposer leen xaalis naxanteeg seen parents yi ba jël doomu jàmbur yi yóbbu leen bu ñu jëlee xale bi yóbbu ko lu ñuy njëkk a def mooy lan kersa la ñuy dindi ci moom su ko papam ak yaayam yaroon ñu dindi yar bi nekk ci moom. jël ko mu nekk nit ku dëgër bët nit ku am fit nit koo xam ne si ni jombatul dara ci àdduna dara voilà parce que ni ñuy def ak xale yi moo graw parce que jamono bi tey toll na foo xam ne si ni xale yi maanaam luxe moo sonal jigéen ñi jamono jii nii ak 80% ci suñu jigéen ñi xale yi jigéen ñi luxe moo leen sonal mooy seen problème parce que tey yow buñ la jëlee salaamaaleykum maaleykum salaam. ci 4x4 lañ lay njëkk a dugal 4x4 bu luxe bu jar 80 millions si lañ lay teg buñ fa jógee fu ñu lay yóbbu hôtel lañ lay yóbbu buñ la yóbboo hôtel ji xëy di la jox añ di la jox reer di la jox ndekki en attendant ngay préparé wu ñoo lay solal dàll bijoux yi ngay takk ñoo la koy jox cheveux naturels yi ngay teg ñoo la koy jox téléphone portable et tout ça lépp ñoo la koy jox te tey boo xoolee tey suñu jeunesse bi tey rawatina jigéen ñi loolu rek lañ bëgg ci loolu lañ leen di naxee promettre la ay voyage da ngay dem fii da ngay dem fii da ngay def laa fii ngay dem def défilé dinañ la mettre en relation ak ay stars voilà donc da ngay xamante ak ay autorités et tout ça en réalité derrière tout ça c'est faux li leen di wan lépp ci télé bi dañ leen di nax te tey jii nii jigéen ñi li ñu gën a bëgg seen àdduna ku leen di promettre ay voyage yóbbu leen ci dans les endroits les plus luxe et tout ça ci loolu rek la ñuy rêver ci la ñuy focaliser moo tax toujours pour nax leen jàpp leen dafay yomb c'est trop facile mais li ñuy fàtte mooy que ni si genre événement yi wala programme yi mel noonu li ci nekk comme ay privilèges lépp c'est des publicités 4x4 bi nga xam ne si la ñuy teg xale yi bu ñuy dem di ñëw publicité la moomuñu ko sponsor bi ñoo ko gérer te sponsor moo xam mën na nekk benn société automobile boobu noonu dafay joxe ay otom juste pour sponsoriser ko pour maanaam wane ay marque otom ak ay activités am mais ci ginnaaw loolu tamit aussi day jël xaalis bu takku jox ko ñi nga xam ne suñu organisateurs yi dañ leen di jox xaalis yow sa habillement benn boutique moo koy gérer boutique bi sponsor la publicité lay def day tourner waat encore joxaat leen xaalis bu bari dàll yi ngay sol benn boutique moom moo koy gérer bijoux yi ñu lay takkal boutique moo koy gérer yooyu yëpp ay sponsor la cheveux naturels yi ñu lay tagal boutique moom moo koy gérer téléphone portable yi lay jox benn boutique moo koy gérer yëpp ay sponsor la te ñooñu ñëpp dañuy fay xaalis bu weex tal la ñuy fay organisateurs yi alors que nag léegi xale bu jigéen bi moom ci boppam bu jekk-jekkee rek dundam basculé wu noonu ci une semaine wala ci 3 jours wala ci 4 jours danaa noo man tekk naa maa ngi àjjana voilà maa ngi àjjana parce que li ma daan def yëpp tey jii nii tey ma jekk-jekk sama dund changé tourné nii hôtel bi maa ngi nii fi laa nekk am na piscine am na lépp dañ may indil añ dama indi reer dama indi ndekk di ma toppatoo tout ça kooku dootul amati temps wu réfléchir xalaat lii nii après suba lan la ci war a am wala fan la ciy jëlee dañuy xar bopp xale yi maanaam dañuy salaamaaleykum maaleykum salaam seen bopp yi la ñuy toj
ba nga xamante si ni xale yi dootuñu amati temps réfléchir wala xalaat parce que luxe bi ñu leen di njëkk a wan la balaa dara di xew foofu lañ leen di gagné foofu la ñu dëppee seen xel yi alors que en réalité li ci ginnaaw moo gën a garaaw li nga xam ne moom la ñu léegi sponsor yi nga xam ne tey ñoom ñoo ci nekk tey ku ci nekk tey fu mu toll nii da ngay joxe xaalis bu takku liñ ciy am buñ ko dajalee rek ay centaine de millions la ñuy lekk ci ginnaaw xale yi parce que la dame la kii di waxtu xaw ma sant Badiane xaw ma lan naan man pour ma organiser affaire il faut damay génn 200 millions mais 200 millions de francs CFA du 2000 du 200 000 du 2000 francs du 200 francs CFA 200 millions la wax ni moom lay génne pour organiser affaire yi mais léegi 200 millions yooyu dañ koy génne nii pour ci gratuit fu ñu génnee 200 millions xamal ne dina leen apporter 500 millions wala 400 millions de francs CFA parce que business la. alors que boo xoolee tey xale yi nga xam ne si tey ñoom la ñuy jël liñ leen ciy jox ñoom ñëpp bu ñu paree ku ci nekk li ngay am boo ko dajalee matul 1 million 500 mille wala 2 millions alors que ñi ngi lekk ay centaines de millions ci ginnaaw xale yi jigéen ñi xale yi tamit ñoom aussi liñ leen di wan lépp ci biir temps bi ñuy nekk ak ñoom tam dañuy yaakaar loolu muy dëgg alors que ñoom balaa ñuy comprendre seen affaire jeex ñu dellu soit seen loxo ay parents foofu la ñuy soog a xamee ni carrément ñu bu leen fenn benn ñu jël sa image jaay ko partout dans le monde ba pare dem indi ay hommes d'affaires yoo xam ne tamit ñu ngi ci biir ñooy boo waxee naa la ay suñu ay partenaires patati patata dugg na fii génn fii jël xale yi yóbbu leen ci hôtel yi tàmmal leen lu ñu musul tàmm xamal leen lu ñu musul xam xooy leen xaalis wan leen luxe ba nga xam ne si booy doot nga xamante fan la ñuy taxaw promettre leen ay voyage Dubaï ay voyage Saint-Louis xale yi dootuñu amati temps pour réfléchir ñi ci yàq xelu xale yi toj seen bopp yi jàpp ci nekk ci ñoom góor yi di profiter seen kaw di leen def naka su dul noonu parce que lan ay doomu jàmbur lañ kenn juru leen moo tax yàlla ñu yàlla musal ci ñàkk baaxul. benn Sénégal tey fu mu toll nii ñi nga xam ne ñooy yàq suñu jeunesse bi une petite minorité la bu ndaw ñoo xam ne si ni bari boo leen dajaree matuñu sax 0,0% ci société bi parce que lan dañuy wéeru ci ginnaaw ay autorité wóoru ci ay borom mbagg yu diis parce que lu ñu dugg dañ ciy génn amul dara lu ñuy def tiit ko femme bi boo ko gisee mu toog di wax di nga xooxore xam ni kii nii mooy loolu soo ko gisee ni muy toogee di wax rek nga xam ni kii mooy loolu ci ginnaaw ay ponkal la wéeru di def lu muy def voilà donc li jël doomu jàmbur yi di enrichir ci seen kaw naan ay di manqué dégg ci benn interview mu naan dañuy dimbali xale yi dimbaliwuñu kenn au contraire dañ leen di dimbali ko parce que doomu jàmbur li ñuy jël di leen jaay ay homme d'affaires ay businessman ñi leen di fekk ci hôtel di def naka sudul noonu tey jii nii ñi fi jot a jaar nekk miss ñëpp ak 80% boo leen xool ñoom ñëpp fi ñu mujjee seen carrière fan la mujjee ñàkk kersa dëgër bët ñii ñu ngi ci boîte de nuit yi fa la ñuy yendu fa la ñuy fanaan luxe bi ñu leen tàmmaloon bi ñu leen jëlee dans quelque temps après bàyyi leen luxe boobu la ñuy tàmm dëkk ci ay appartement xale yi ndaw demuñu fenn dëkk ci appartement am seen vie bopp di nekk ak ay góor ñii ñu ngi ci alcool bi ñii ñu ngi ci drogue bi ñii ñu ngi tuux cigarette ñii ñu ngi ci milieu jet set bi nekk ci boîte de nuit yi 24/24 yàq nañ leen ba ñu yàqu après ñu sànni leen te pourtant ñoom organisateurs yi nii ñoom am nañ ay doom ana seen ay doom kenn tegu leen bët lu ñuy defloo doomu jàmbur rek mën nañ ko defloo seen ay doom muy góor muy jigéen ñoom ñëpp ku ci nekk ngi gën di def conférence de presse di wax di jox ay explication li ñuy wax lépp dara du ci dëgg parce que nit ñi duñ ay dof xam nañ lu xew ci town bi voilà jàpp ay doomu jàmbur di leen jaay comme kuy jaay des petits pains parce que noonu lañ ko mën a tuddee voilà da ngay jël doomu jàmbur dem ci ay parents fekk leen ay situation nga ñëw xooy leen benn 200 000 jël doomu jàmbur yóbbu leen dem business ko lekk ci kawam près de 200 et quelques millions après nga jeté ko sànni ko comme un siphon dans poubelle ñëpp toog kenn du wax da ngay gis xale bu jigéen bu génn di ut liggéey sax ñi lay proposer ay promotion canapé voilà il faut nga def li pour nga mën a yegg fii avec ça ñi la dëkk bi dëkku yoon la kenn du wax parce que ñi koy organiser ñëpp ay ponkal lañ ci biir réew mi ñuy organiser ay affaire histoire miss yi ak ay quelque chose des trucs comme ça ñoom ñëpp ay ponkal lañ ci biir réew mi moo tax yéen xale yu jigéen yi fekk yéen a ngi bëgg àdduna di bëgg luxe bëgg xaalis bu yomb l'argent facile bëgg di am te nanguwu leen liggéey toujours ci yi ngeen di mujjee tey xale bu jigéen boo ci gis tey rêve am lan la bokk ci benn série téléfilm yi di xew nii wala lan iPhone 11 Getzner cheveux naturel foo tollu bëgg di yor xaalis te nangu woo xëy nangu woo gont bàyyi nga jàng ci bàyyi jàng yu njëkk ya premier buñ la laajtee nga koy tiitaroo naan non classe nante laa bàyyee quoi
nekk ci réseaux sociaux yi topp TikTok bi di wane seen ay forme di wane ni dañoo taaru nii la ñu mel di bucc ay tuñ di nekk di fecc di tiitaru wane seen bopp rien pour lan ay privilège àdduna kese jàpp leen c'est trop facile dafa yomb voilà te ñi fiy gën nag souvent toujours di wane ñooy nante ñooy ngaaka yi parce que ñoom la ñu jël utiliser leen ba pare après sànni leen comme mbalit bu ma jógee foofu ma ñëw ci parents yi parce que li ma mënul comprendre mooy kilifa magum jëmm nga jur sa doom fi nga ko war a juree yar ko fi nga ko war a yaree yow benn nit bu tekkiwul dara koo xamul fu mu jugee ñëw taxaw di la proposer ay affaire de ay miis ak sa doom lii sa doom laa nangam ak nga jël sa doom jox ko jàppe ne sa doom tekki na parents yu ci bëri alalu àdduna kese moo leen ciy dugal mais am leen fulla kii ñëw naa laan jox leen ma sa doom ma dugal ko ci liste dafa war a nekk miis parce que am na taay rafet da dugal fi ngeen fi nga ne ko ana sa doom wax ko loolu ne ko ana sa doom voilà ne ko ana sa doom seen petit gàlle mi ngi nii ñi ko fiy organiser jàpp doomu jàmbur ay xale yi ndaw yàq leen xale yi jaaree fa dëgër bët capable def di n'importe quoi ak ñooñu tey seen i doom anañu ñoo nga Amérique di jàng di ramasser di dajale ay diplôme suba ñooy ñëw fii ci dëkk bi tey fekk fi seen i doom xoolal nekk seen ay patron nekk fi ay directeur de entreprise nekk fi ay directeur de société nekk fi ay ministre wala ñu nekk fi leneen ñoom ñi koy organiser ñëpp di jël doomu jàmbur yi te boo xoolee bu ñu paree liñ ci am sax matul 2 millions ci xale yi moment alors que moment boobu noonu sponsors yi ñi ngi dugg di leen fay ay centaines de millions ñu koy lekk ci kaw xale yi buñ jógee naan noo xale yi dañ leen di dimbali def leen ay talent def leen star dimbali wuñu kenn seen bopp la ñuy dimbali parce que adduna bi léegi daray gratuite amatul ci kaw suuf daray gratuite amatul ci kaw suuf voilà dara gratuite amatul ci kaw suuf ku fi ñëw ne jox ma sa doom mooy yóbbu ko dem ba def nangam waxul dëgg day fenn day jël sa doom dem businessé ko dem lekk ci kaw xale bi 10 millions ñëw jox la yow benn 200 000 nga yaakaar ni yaa ci nekk loolu kese la du leneen il faut yenn parents yi ñu dellu seen xel jéem a xam adduna bi tuuti nu muy doxee maa ngi gis yaay xale bu jigéen bi di victimiser wu naan waaw ñun dara fekkul suñu bët nangam dugg na fii génn fii mais en réalité man gëmuma loolu sa doom joxe woo ko nii gratuitement xaalis moo tax nga jël xale bi joxe ko mu dem voilà parce que tey bi coow li amee yeneen wax naan diggoon nañ ko oto diggoon nañ ko lii diggoon nañ ko laa dugg na fii nii génn fii alalu àdduna moo tax nga jël sa doom joxe ko kon jarul toog di victimiser wu xale bu jàng ba dem ba war a def terminal nga d'accord jël xale bi libéré ko noonu mu dem parce que am na lu ñu la promettre joxe woo ko gratuitement te pourtant ci biir interview bi mi ngi wax ni sama mbokk yi bi muy dem ñëpp dañoo bañoon même papay xale bi dafa bañoon mais yaay ji moo ci teg bakkanam pour doomam dem regarde tey xoolal tey fu mu mujjee yaa toog tey ci télé bi di jooy di victimiser wu parce que yaa poussé xale bi yow yaa ko dooleel malgré que papam bañoon na ay rakk papam ay mbokkam bañoon nañ yow yaa taxaw ni dina dem tey yaa toogaat ci télé bi encore di jooy la moo ko fi jar dara jaru ko fi te jamono bii xale bi di taxaw di dem ñu koy recruter tey leer na ma ni tey am na say mbokk yoo xam ne si tey jii ban ñëwee na la bu mu dem da ngaa taxaw ne leen da ngeen a iñaan bu leen ma xañ sama teraanga sama doom bi nar a tekki ngeen may iñaane ne sa doom demal maa ko liggéey sa kër bàyyi foofu rek ngeen taxawu fenn voilà il faut que ñu def très attention par rapport ak les certaines pervers yi nga xam ne si ñoo nekk ci biir réewum Sénégal tey borom costume cravate yeeg ñi fi kilifa lu yëpp ku ci jekk sa doom da koy lekk comme ceeb daray gratuit amatul ku la ne jox ma sa doom ma dimbali ko dimbaliwu ko boppam lay dimbali voilà parce que femme bi xaw ma naan bajaan xaw ma li boo ko gisee muy wax ni nga xam ni kii nii c'est quelqu'un boo xam ne si nii c'est un vrai xaw ma sax nan laa ko mën a waxatati xam nga rafetal kàddu yi sax am nañ ay doom seen doom yi ñoom milieu bi su baaxoon balaa ñuy jël doomu jàmbur mais seen doom la ñuy njëkk jël ñu ko fi organiser ñëpp voilà amul ci kenn ci organisateurs yi ci ku ci bokk ci membre yi koo gis mu jël doomam teg ko ci kaw podium amul bu fekkoon ne seen ndimbal kese la ñoom ñi jël seen i doom ëmb leen 9 mois ñoom seen i doom la ñuy jël ma ne la yóbbu leen duñu yóbbu doomu kenn waaw mais xam nañ ni li ñuy def baaxul yéene wuñ ko seen doom léegi dañuy dem seet kilifa yi nga xam dañoo nooy bopp ñu jaar seen kaw xooy leen xaalis jël seen doom yóbbu ko utiliser ko pare ñëw sànniwaat leen ko dem seen yoon
femme bi li mu wax ay wax ku daanu ci saret la ñi nekkoon ci hôtel bi et tout ça xam na naar yi fan lañ jóge lan lañ fa doon wut parce que ay partenaire am lañ te ku nekk xam na partenaire naar yi waa Dubaï yeeg saoudien et tout ça ñooñu seen alal lañ yoroon voilà lu ñu bëgg dañ koy am donc genre femme yi nii ñooy am ay partenaires yoo xam ne si ay partenaires u naar la yi nekk yi nga xam ne si ni gars ils sont des milliardaires ou des millionnaires pour jot ci benn xale mën nañ laa dóor léegi benn 50 millions chaque lañ lay dóor voilà boo xoolee scénario bi yëpp ni mu demee après da ngay gisee que ni lii c'est un prostitution déguisée quoi voilà femme bi rôle am c'est un rôle proxénétisme kese la du leneen kese voilà bandi la donc kon yéen parents yi il faut ngeen def très attention bañ di jël seen doom yi di ngeen joxe mbir nga ay mbiru àdduna xale bi waxuma la dara rek mais liñ ko caricaturé ci internet bi làmmiñ yi cat yi loolu rek bu ko dalee xale bi mënul wér donc mu nekk situation boo xam ne si ni situation bu métti la bu doy waar la mais xale yu jigéen ñi encore une fois yeewu leen ngeen xool moytu businessman yi ngeen jël seen bët teg ko ci lu ngeen tollool parce que tey yaay yu bëri tey ñoo ngi fi nii da ngay yor sa doom jàngul xëyul gontul gorul yàttul yor iPhone buy jar 600 000 700 000 francs léegi sax am na bu génn buy jar ay 1 200 000 nga gis xale bu jigéen bu ndaw même pas 20 ans 15 ans yor iPhone te yow yaay doo mës a taxaw ne ko sa téléphone bi foo ko jëlee teg cheveux naturel bu jar 500 000 sa yaay du taxaw ne la foo ko jëlee fu ñu la fekk yaa ngi doxantoo xaalis bu weex tàll kenn du la laaj foo ko jëlee tu crois que nit ñi dañoo dof donc il faut ngeen yeewu tuuti ngeen xool adduna bi jamono bii nii fan la toll ngeen moytu parce que businessman yi nga xamante si nii 1 million dañ koy liggéey ci ay secondes wala ci une minute lañ koy liggéey kooku boo dajeeg moom pour mu may la iPhone bu jar 500 000 dala koy may comme ku lay may 100 francs su ko defee yow nga yaakaar ne dal nga ci fekk daloo ci dara voilà tey fu mu doon nii dem nañ léegi ba kuy ñaani jabar sax di yóbbu may bu njëkk sax boo yóbbul iPhone ñu ne indi woo fi dara c'est quoi iPhone lan mooy iPhone mais tey iPhone ngi toj dëkk bi xale jigéen tey am iPhone jaral na leen lu ne ci seen aduna lu ne cheveux naturel moom kenn waxaale wu ko léegi boobu la yàlla nattoon nga am yaay bu bëgg aduna moom boo ñëwee dalay jaay moom dalay wanteer nga dem voilà ci loo dal baax na loo dal garaawul donc maintenant donc situation bi diggante bi mu amee ba léegi fu mu toll nii tey benn bombe moo explosé donc procureur am nga liggéey bu fekkee ne si ni mat nga li nga doon fees nga sa place am nga liggéey yi ngi nii nag ñu bàyyi Barthélémy Dias bàyyi Assane Diouf bàyyi Ousmane Sonko bàyyi ñeneen ak ñeneen activistes yi ñi nekk fii di leen traquer de gauche à droite bu dee liggéey rek lañ bëgg dossier bu lourd moo ngi nii nañ ko songu ñu xool tête yi ñi nga xam ne si ñoo nekk ci kaw ñëpp ñu jàpp leen benn par benn ñoom ñëpp ñu teg leen ci yoon voilà mais lii proxénétisme déguisé la maanaam prostitution déguisée jël ay xale yi ndaw di leen yóbbu di leen wanteer di leen sacrifier nii comme ça te ñi koy def ñëpp am nañ ay doom seen doom yi anañu mais encore une fois waajur yi bàyyi leen bu nit ñëwee di jël seen doom bu jigéen naa leen dama koy yóbbu dama koy dimbali dama koy yóbbu fee nangam ak nangam ngeen jël seen doom jox dimbali wuñu kenn bu doon dimbal kese la pour xale yi tekki si seen i njaboot wala seen membre de famille foofu lañ koy njëkkee xale yi jigéen tamit yeewu leen tuuti liñ leen di wan ci télé bi série yi téléfilm yi ngeen di seetaan nii yëpp amu ci dara loo xam ni dëgg na tout est faux lépp publicité la lépp publicité la lépp actrice boo ci gis mu sol dàll bu rafet benn boutique moo ko solal publicité la actrice boo ci gis mu yor iPhone benn boutique moo ko jox publicité la actrice boo ci gis mu teg cheveux naturel maquillé wu coiffé wu benn salon moo ko géré publicité la actrice boo ci gis tey ji fu mu toll ni xoolal mu mel ni seetu li ci kawam lépp c'est faux dara dañ ko defaral bu subaa gannaaw suba boo ko bettoon tey fekk kër mu toog sër lay toog tarax laay toog amuñu dara dañuy sóob te jigéen ñi tey fu mu toll nii li ñuy seetaan nii di xool ci télé bi di ko gisee yaakaar loolu muy dëgg tey xale bu jigéen boo gis lu muy rêvé lan la am appartement voilà yor iPhone bu jar 600 000 foo toll wane ne tey iPhone laa yor voilà fexe foo toll teg cheveux naturel bu jar 500 000 voilà nekk sa luxe ci sa monde gars yi di la génne di la teg ci ay 4x4 et tout nga yaakaar ni teg nga yaakaar ni yaa ci nekk fekk nekkoo ci temps bu gàtt da lay romb dans 5 ans 6 ans 7 ans ci kanam nga nekk maire toogee na la sa carrière jeex
ba ci série téléfilm yi 4x4 yi voiture de luxe yi boo xoolee en général sax am na ci yoo xam ne du am ay plaque immatriculation bu ko actrice bi dawalee nga yaakaar ni tekk na yor na xaalis fekk lan la société yii di def location automobile ñoo koy joxe pour publicité bu ñu paree dañuy dem ci parking bi gaare waat ko dem seen yoon contrat la mais Sénégal tey fi mu toll nii bu jigéen dawalee télé ci dawalee 4x4 ci série téléfilm yi nii rek nga yaakaar ni noo tekki na oto bi moo ko moom alors que lépp ay faux la lépp faux la lépp dara du ci dëgg loolu lañ leen di naxee moo def fi mu toll nii xamatuñu fu ñuy taxaw yeewu leen tuuti buñ leen diggee ay promesse après lii da ngeen di dem fii da ngeen dem Dubaï da ngeen dem États-Unis da ngeen dem fi voyage nangam bëgg na fi génne fii nga xar nañ seen bopp yi bu yàgg du ngeen dem fenn wa ilaa buñ leen jëlee fexee tam ba génne leen Sénégal bu leen feneen après fa ngeen di jaare nekk ay bordel da ngeen dem ba après nekk ci ay vie yu catastrophe ngeen di nekk alcool sexe drogue dugg ci milieu jet set bi boîte de nuit uti appartement dund sa dund bopp dootoo am kilifa dootoo faale papa dootoo faale yaay topp businessman yi ñi lay turu xaalis nga yaakaar ne dal nga ci yaakaar ni tekk nga yaakaar loolu mooy àdduna d'ici quelque temps après tu es foutu voilà damay bañ a tudd ay tur rek mais kon si ne dinaa fi def ay révélation cité leen fi ay anciens miss ay mannequin yu fi nekkoon yoo xamante si ni yëpp ñoo xool fu ñu mujjee ñu ngi ci milieu jet set bi topp businessman yi dorog alcool cagatu jaay seen bopp taxawaalu dëkk si ay appartement amatuñu kilifa xamatuñu sax seen ndey ak seen baay fu ñu nekk noonu la ñuy nekkee ba xëy dee yéen xale yi jigéen ñi yeewu leen tuuti mais topp réseaux sociaux yi nekk ci tiitaru wanewu cëppi cakki fecc wañaaru fii tiitaru fii wane say rondeur nekk ci yu kenn xamul loolu du àdduna voilà juste pour lan attirer les gens di dal ci ay xeetu nit yoo xam ne doo xam la moo xew après fi ngay mujjee ak ñoom da ngay mujjee toog après di jooy di ko regretter donc kon vidéo bi tey loolu la woon di wax ni procureur am nga liggéey mais encore une fois xale yu jigéen ñi moytu leen ku ci moytuwul fii rek ngay mujjee wasalaam